Good morning Africa, Eye Africa TV ay bés bu ay bu nekk la ñu ànd ak yéen saa yu ñu yeewoo rek xel yak xalaat yi jotaay ji lay xalaat kon dellu si nañu fii di bàyyi xel viewers yi foo leen mën a nekk ci àdduna bi topp jotaay ji di Good morning Africa fii ci Eye Africa TV ne wat nañ ànd ak yéen ci waxtaan yu am solo li gën a fës dinañ ko doore ak sunu studio stories yi buñ ci jógee ñi indi faram fàcceel leen li newspaper yeewoo tey talaata yemoo ak fukki fan ak ñaar ci weeru novembre atum ñaari junne ak fukk ak juróom-ñeent Fatmata Jaaju Square naka suba si na def. jërëjëf maam Jibi kontaan trop tey nag moom li ma wër yëpp ay pol las ma ay doom bari sakan la ba bëgg a dee kaar macha allah. nañ ci boole moon nag. di leen sant di leen gërëm si topp bi ngeen judee toppa every Monday to Friday same time di ñu xaar rek ñu indi leen information yu clear as usual rek Eye Africa ñun ñooy seen bot information yu clear yu reliable rek lañ leen indi di leen dalal si seen favorite Good Morning Africa show. jaajëfal ko bu baax a baax Fatmata Jaaju Square ña nga nuyu nañ la naka suba si. fay na la maam. kay tey. alhamdulilah sant borom bi. ñu maan mbégte jàkkaarloo ak yow nuyu Fatmata ak beneen. Julde GPU la ko gars yi wooyee nag. Africa TV yëpp léegi dal leen ak jàmm si suba. jaajëf Julde nuyu nañ la naka suba si. nuyu nañ la jërëjëf maam man na dama jaaxle léegi joolaay moom am nañ fit ba di wax pël yu ndaw yi di leen jaajëfal di leen nuyu ku nekk ak sa tur ak sa sant. acca ñi commencé ci jotaay ji dooree ko ak sunu studio story si Fatmata Jaaju moom moo ñu koy indil ci tënk daañ ko commencé ak doy wax nañ leen ko ci weekend bu nu génnee nañ magasin bu ñu tuddee gongo nag boo leen ko déggee ci pël mooy dëgg waaw kon tey pël yi ñoo aaye rek leen rek nga indil ñu xibaar boobu buñ ci jógee noonu tamit TRRC xam ngeen ne door na ci démb ci taxawaay bi nga xam ne ñi nga xam ne nguuru jàmme ñu ngi leen doon tam dëmm ñoom ñoo nekk di testify ci li nga xam ne mooy TRRC bi wala ñi ci xam na yëf yi doon demee ak yu nu mel loolu dinañ ko yaatal buñ ci jógee leneen tamit bokk na ci li nga xam ne moom moo nekk taxawaay bi nga xam ne CRRC bi raada ñi nga xam ne ñoom ñoo doon càmbar constitution yi réew mi ginnaaw bu seen liggéey paree wala ñu ngi koy junj nit yi ñu ngi ci am xel ñaar gis-gis bi mooy askan wi ndax dinañ dem référendum pour woote loi yi nga xam ne moom la constitution bu ees bi indi ak yu jëm ci yooyu Fatmata ñu commencé ko ak gom jërëjëf maam ji bi as usual rek ñu dooree ko suñu first studio story bi following successful change in government in the Gambia after decades of campaign on the power of the vote, the PDOIS party has decided to take a new wave of campaign focusing on the creation of a sovereign people. The party launched Ganga magazine on Sunday with a view to raising awareness on the role of the party in its desire to liberate the country from the current economic hardship. The first edition features a master plan on cooperative sector and private partnership-led economic growth, PDOI's Congress resolutions and issues of a burning political discourse which touches on the coalition mandate following the 2016 victory. Asatu Tamba gives us more. By the People Democratic Organization for Independence. The launch of Gonga, meaning Truth in Plar, by the People Democratic Organization for Independence and Socialism, PDOIS, marks the beginning of a new phase of awareness towards what New Gambia is in its full meaning. The Gonga magazine discussed on tropical issues on the coalition transitional term in conjunction with its constitutional ruling, and the party stands on the discussion. National Assembly member of Woolly West, Sidia Jatta, defined the Gonga as pace setter to place enlightenment towards peace and progress. He posited that a New Gambia is an equation. New Gambia must be in combination with the New Gambian enlightenment and sovereignty, without which, he said, the claim will remain as it is. And this mathematical equation, unless it is resolved, the New Gambia can never be. So, the fundamental function to be played by the magazine that is to be launched today is precisely to enlighten and inform adequately with a view to empowering people for sovereign citizenship. Gonga, which is in full language, meaning truth,
will serve the function of enlightening people and also informing them on all the fundamental issues regarding the life of this country, so that they become sovereign in whatever decision they make regarding the management of the affairs of this country. On the issue of transitional term, Secretary General of the PDOIS, Halifa Sallah, noted that they are not a part to any form of demonstration or defiance against the presidency over a promise made on the subject. People have a right to demonstrate, but we, the Doi people, we do things that have purpose. To go in the street, the president, you promised us something, you should resign. And he said, I will not resign. You are there for 1 week, 2 weeks, and you go back to your home, and he's still the president of the republic. We don't see any meaning in that. The launch of the Gonga magazine symbolized new journey through which the PDOIS intend to promote the ideas of sovereignty that empowers people to become architects of their own destinies. Reporting for iAfrica, I am Aissatou Tamba. waaw mu ngoog suñ naataango boobu di Aisha Tamba moo doon report foofu noonu ca PDOIS launching of seen magazine bu SB di Gonga Gonga nag xam naa ne si Paul waaye lu ma si jaaxal rek pël yi dañoo wax dëgg so which is kind of controversial but on a more serious note I think it's a very important initiative considering stage bu ñu nekk ne si Gambian phase bi considering political intensity bi fu mu tollu our economic level and all that for PDOIS to come up with a magazine that is aimed at raising awareness to yokk nit ñi seen xam-xam si wàllum li nga xamante ne mooy dox si dëkk bi si wàllum politics but most importantly si wàllum koom-koom nit ñi tamit xam ñoom seen parti lan la moo taxaw pour mission su ñëwee si nguur gi wala su ñëwee si nguur sa naka la ñoo partenaire ak nguur gi indi ay economic initiative yi nga xamante ne dina dëgëral koom-koomi Gambia seen gis-gis bi. waaw jërëjëf Fatmata defe naa ne tey moom làkk nga pël xam naa ne yombul nga làkk waaye wax nga gonga te doy loolu lañ wane ci magazine bi nga xam ne moom lañ bind ci li nga xam ne moom moo nekk dimanche bu ñu génn jàpp nañ comme boo fàttali ko rek ci ginnaaw ñu ngi ko doon wax kàllaama yi nga xam ne ñoo ko moom ci biir réew mi tey yu mel nii mooy tax ndaw ñi mun a xam lan la suñ local language ji signify tey ku dégg li nga xam ne moom moo nekk gongo boo dégloo li nga xam ne moom moo nekk xalaat bi ñam ak gis-gis bi mooy dëggal doxalin yi nga xam ne moom la ñu jàppaar ne moom la politiciens yi war a def moom la political party yi war a doxee moom la nguur gi war a jikkoo ak yu mel noonu la ko waxee honorable Sidia Jatta tam ñëw na dëggal ne li tax ñoom ñi indi gongo mooy kaddu gi kàllaama bi dëgg la miin ci li nga xam ne moom moo nekk seen yéene honorable Khalifa tamit ñëw na leeral ne tey li tax a jóg doy mooy jàngale yeete nekkul political party bu nga xam ne dañuy jóg di wax ne dañuy jóg yee fitna pour njiitu réew mi mu jógee ci toogum bi tey ëllëg ñaari fan ñetti fan mu nekk coow lu nga xam ne mu jëm du am fenn fu nga xam ne foofu la koy nit ñi di gisee jàngale yeete moom mooy leen tax a jóg te magazine bu nu mel jàpp nañ ne loolu moo fa nekk wax nga ko ci wàllu économique ci wàllu doxalinu nguur ak yeneen yu nga xam ne jàpp nañ ku jënd book bi di nga ci mën a jëriñoo lu nga xam ne di nga xam naka la réew war a doxee naka la koom-koomi réew di naatee ak yu jëm ci yooyu am nañ yaakaar ne ñi ndaw yi war nañ ko mën a jëriñoo ngir suñu ëllëg ñi xam lan mooy nekk suñu mébét. Jude, I'm sure would all agree that it is a very good initiative coming up with a magazine to raise awareness. But is it enough considering the literacy level of the Gambia at the moment? It's not enough because so we say PDOIS guides and policies and their programs. I can say that like guiding among the best policies and programs in this country. But why is it that when it comes to elections, guide you lag behind is because the awareness level of the people is not there. So for nane like sunyo andi a magazine of this nature, they should be like then wara proactive in their awareness and their campaign. Nini then wara hamne li mo neka li mo suñ defé li mo njëriñ. Especially in the rural areas, exactly. where people because are very yeah
in the rural areas most people soo leen laajee PDOIS xam naa policies yi only one or two people yoo xam ne dañ laa wax ne this is PDOIS and lii lañ nekk di def te ñoom fu ñu nekk ni foo leen gis rek ñu ngi advocate moo nekk ne constitution bi waa réew mi moo nekk economy bi because even seen gonga bi dañ ko fa mention te dama teg ne loolu dafa important because economy bi moo nekk di driving force of any country so su dee ne like dañoo advocate for the economy like nit ñi ñu understand lan moo nekk economy ak lu ko wóor daanaa foog naa ne loolu dafa important torop. waaw moo ñang sa gis-gis ci magazine bi. am na solo jamono jum ñëw sa spécial yi te gongo moom comme niñ ko waxee muy dëgg ku nekk ko war a taxawal sa magasin so ay Africa nag loolu yàgg na fi moom then even the government sax waroon nañ génne magasin gongo parce que foofu lañ gën a soxlaa gongo réew mi toll fu nga xam ne ni gongo rek moo ñu si mën a génnee transparency waaw boobu rek moo ñu si mën a génnee kon am na solo ñoom tam nañ ko fa bind rek nañ ko fa jëfee ñu gis ne daal turu ayu na boromam si la njëriñ bi di gën a am solo yee wax dëgg maam ji bi xam naa ñu move on to suñ next story bi dem ci suñ beneen xibaar mooy taxawaayu TRRC démb gis nañ kenn ci takk der yi nga xam ne bokkoon na ci ñi doon taxaw lu ëpp ci ñeñ doon tuumal yëfi dëmm ak yu nu mel moom mu ngi doon addu ci li nga xam ne mooy TRRC bi ñu bàyyi Fatmata mu indi ci leeral. Security forces under former President Yahya Jammeh went about rounding up people believed to have possessed supernatural powers in the definition of Jammeh. The exercise featured the arrest and detention of mainly the elderly poor in different parts of rural Gambia who were forced to swallow concussion that sent them to a moment of hallucination. The TRRC began its truth session with special focus on the nature of the witch hunt exercise that led to the victimization of hundreds of people, both in formal and non-formal setups under the supervision of the Gambia's exiled former president. As we hear in this report, the then Chief Disciplinary Officer of the Gambia Police Force shared his side of the story before the Commission. The Truth, Reconciliation and Reparations Commission began investigation into exiled former President Yahya Jammeh's witch hunting exercise. In 2009, he ordered security forces to round up hundreds of people who he said were performing witchcraft activities. Victims, mainly the elders living in a very poor communities in different parts of the rural areas, were forced to swallow concoction that caused irritative reactions on their well-being. Chief Disciplinary Officer at the Gambia Police Force, Abdul Koli, told the Commission on Monday that he came to know about the exercise when the witch hunt team created some commotion at his office. He said people at his workplace claimed that there was fire on their building, referring to the invasion of the witch hunters. RSM Koli said he observed the presence of a group of people, some of who wore red, with amulets in the forms of carousels, mirrors and horns, allegedly in search of witches at the police headquarters. am na borom xonxay sëriñ yi ñu ngi dugg office to office ak ñoom IG former IG Essa Badji. They said to me there are marabouts dressed in red going from office to office with the former IG Essa Badji ak yeneen soldat yi and other soldiers. ñeneen ñi ñu ngi on mufti. Some of them were dressed in mufti, ñeneen ñu ngi on uniform. while others were dressed in their military uniforms. bi ma déggee loolu man tam ma génn ma ne ko suma kër tam ko fiy dugg war naa dem xam lu xew. When I heard that, I came out. I said to myself, well, if anyone should enter my house, I must come out and get to know who the person is. ma toppaleen And I followed them. office to office. And from office to office, from first bu ñu jógee first floor. when they left from the first floor, ma meet up ak ñoom second floor. I met up with them at the second floor, ñu continuer ñu dem round all offices. and we continued going around the whole of the offices. waaye office bu ñu dem. But in each office that we went to, dafa am lu ñu amee. there was something that they had. am nañu seeto. They had mirrors, am nañu béjjén. they had horns. dañ dee dugg sa office nga taxaw. When they come into your office, you will stand up. ñu round four corner yëpp. They will go around the four corners of the office ak seen seeto yi. with their mirrors ak seen béjjén yi. and their horns. suñu gisul dara. When they find nothing, ñu génn. they will go out, ñu dem si next office. and then they'll go to the next office. The police disciplinary officer remembered the case of some people, pointing at the Inspector General of Police,
who asked him to blow the whistle for a police parade for the identification of the people who are believed to be witches. Communicate with them directly. I did not communicate with them directly. Why information bima dega? But by the information that I got to hear Ñoo xamné ñom dega nañ ko. from those that heard it, Ñu ne ma ñi de ñu ngi ñew check office yi way ñu ngi seet pour domo yi. they said these people are coming to inspect the offices, but they are looking out for witches. Lolu dega na ko. That I heard. The exercise primarily targeted Gambian communities, particularly those in the region of Fonyi, where Jammeh himself hailed from, forcing several people to drink a concoction that rendered many of them unconscious. Reporting for iAfrica News, I am Julde Njai. waaw maam ji bi loolu nekkoon xew-xewi foofu noonu ca TRRC waaye ñu ne nettali si làmmiñu borom Julde Njaay moom moo ko doon folo démba ñu bàyyi ko rek mu yaatalal ñu xew-xewi foofu noonu ca TRRC démba. jërëjëf TRRC bi moo nekk chief police bi chief executive police bi of the Gambia Police Force Abdou Koli moo doon ñëw di wax nit ñi lu doon xew si Gambia Police Force bi moo nekk atum 2009 so moo nekk Jammeh daf doon andi nit ñi si office bi di ñu ngi round office bi pour wax gaay ne ñu dem seet dëmo ñu nekk si office bi soo dafa nekk loo xam ne dafa doy waar torop because Abdou Koli moom tamit si lu mu wax moo nekk ne moom sa yëgut ne lii moo amoon si police headquarters yi dafa nekk ñii ñu ngi yuuxu di ñëw di wax ne waaye yow dégguloo ne sa building bi mu ngi on fire so time boobu la génn mu follow gaay waaye moom ñooñu waxuñ ko dara dafa dégg rek gaay ñu ngi wax ne waa ñoom ay dëmo lañ nekk di seet si police headquarters bi mu nekk lu doy waar te dafa nekk wax na fi tamit si xibaar bi di ma ne tamit am na ñoo xam ne dañ leen identify ne ñoom ñoo nekk domo so loolu dafa am implication si ñoom seen doom yi ak si seen lives because suñ waxee ne ñun suñ society bi xam nañ ne soo waxee kii domo la loolu lan la miin so dafa doy waar torop waaw la doma nga nit ñi moom na nga màgget rek nga ñaaka rek ñu door di la joxañ baaraam ne doma nga Modou dafa doy waar trop xaw ma naka la ko nit di waxee sax lu doy waar la parce que ifin si luwaa sax soo waxee nit ki duma nga soo leen si demee yeneen dëkk yi dañ la wax mostly dañ demoon a dem mu dafa naawal ko su demut yow moom yow la loi bi di mujjee daal te Maodo Malick dafa wax ne képp ku xool doomu aadama nga ne ko yow demu nga soo ko tuubut ba yow mal xiyam boo dee da ngay dem safara yes doy na waar yéemu na comme ni ko Julde waxee ak niñ ko déggee ci turu kàddu yi Abdou Koli moom mi nga xam ne moo doon indi seede ci lim fekkee woon ci yëf yooyu noonu ndax loolu boo ko gisee rek yëfi ndure la ndure mooy ki nga xam ne tey day fekk Fatmata ne da koy segg xool dëmm la wala dëmm yore ay bagaasam ak ay jàjjam ak yu mel noonu comme ni mu ko waxee yore seetu yore ay béjjën am na ñu nga xam sax dañ leen di nàndal am na ñu nga xam ne dañ leen di jox ñi lekk ak yu jëm ci yooyu waaye xam nañ ne yëf yi mu ngi continuer ak nu muy demee dinañ ci gën a dégg yu nga xam dinañ ko mën a yaatal ci suñu yeneen jotaay ñi dem ci beneen xibaar bi nga xam ne taxawaayu CRRC mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di tëggaat li nga xam ne mooy constitution réew mi am na luñ ci gaaral Fatmata ndax ñu ngi wax référendum ak yu jëm ci yu nu mel. Stakeholders for political reforms in the Gambia discussed a way out from the current political situation in the country, which emphasizes on the need to adopt a new constitution. The Gambia underwent a regime change thanks to the formation of a coalition force that defeated the 22-year rule of former President Jammeh in December 2016. Since then, the country is undergoing a series of transitional engagements in the form of Truth, Reconciliation and Reparation Commission and the Constitutional Review Commission. The forum brought together national assembly members, political parties, civil societies, and the Independent Electoral Commission to pave a way for a referendum next year. There is more in this report. Gambia Conference on Reforms and Democracy and Right to Know on Saturday hosted a stakeholder forum where they discussed democratic processes and the country's state of readiness for a referendum. The meeting brought together civil society, political parties, National Assembly members, and the Independent Electoral Commission, who deliberated and exchanged views on the post-constitutional review commission process and on issues specific to the relevant provision of a new constitution. The gathering availed participants the opportunity to engage the IEC and other institutions tasked with delivering the referendum and the process leading to the CRC submission of the draft constitution.
Speaking on behalf of the organizers, Jagan Gray Johnson criticized the government for misplacing constitutional amendment priorities, saying that has made things no different from the Jammeh regime. He encouraged the civil society to put pressure on the IEC to come up with an alternative proposal for the National Assembly to look at. Fortunately, in 2017, when the Barrow administration came into the coalition, after being sworn in January 19th of that same year, several months down the line, on the dawn of the National Assembly elections, I think it was April 4th, shortly before that we saw that there were some selective amendments to this despicable act that was passed. And we were hoping that it would have been a holistic set of amendments aimed at showing goodwill. But we understand, and there was clear demonstration that this was totally disingenuous, and it was basically aimed again at doing exactly what Jammeh had done previously to ensure that, again, the ambition for incumbency advantage, specifically by padding the numbers in the National Assembly, to basically ensure that it suits the majoritarian mindset of a particular political party, in this case specifically the UDP, was basically at full play and was fully deployed, with the idea again of trying to put together a springboard for further term elongation moving forward. So again, we are saying that those two amendments were not in the interest of this country, and we are beginning to see that now it is playing out. And we're saying that as a priority, civil society needs to put pressure on the IEC to basically come up with an alternative proposal as prescribed in the Constitution. Take that to the National Assembly and let the National Assembly actually demonstrate the convictions or the courage of their convictions and their principles. Do the right thing, and the first time in this country's history, at least let them do the right thing and do what they're being paid for. Secretary General of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, Halifa Sallah, emphasized on the need to improve civic education in order to get rid of unhealthy ideologies. He urged the country's young generation to take charge of their education and take a lead in deciding the election of responsible leaders. Mr. Saleh said the starting point of good citizenship is being educated at the early stage of childhood, saying that is the reason why many people's way of thinking is centered on ethnicity and religion. Realize that for 52 years before 2016, Gambia never changed through the ballot box, it changed through the coup d'etat. So especially your generation, has really not had the opportunity to be able to get the civic education that is necessary. In a real republic, the starting point of being a citizen is to be educated at the level of early childhood, to grow up, to see oneself as a sovereign citizen equal to other citizens. This has not happened in the country. That is why still people will think in terms of ethnicity, of religion, of region, of section. So this is the dilemma we are facing. So we must see this as a challenge of development, and what is necessary now is to overcome that challenge by your generation and other generations taking charge that we must be educated, and we need responsible leaders who will come up with a type of curriculum that will ensure that there is citizenship education at the earliest level, so that as you grow up, you know your rights and duties as a citizen. That has failed in the past. We must not allow that to fail now. The referendum is expected to take place in 6 months. The fear as it is now is whether Gambian people have received a massive civic education to enable them make the right decision. For iAfrica TV News, I am Fatmata Jaju. waaw mu ngoog loolu nekkoon forum bu amoon Saturday foofu noonu ci African Princess in Kololi ñu ko organisé nag moo nekk Gambia Conference for Reforms and Democracy together with Right to Know ñëpp ñu nekk ay organisation yi nga xamante ne seen basement is mostly abroad waaye taxut fàttewuñ Gambia luy munti xew ci Gambia ñu ngi ko monitor pare ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan pour raise awareness among Gambian people di engage tamit stakeholders li ci jëm ni political parties, civil societies, any party that is involved with any specific topic bu gaay di discuss at the forum
forum bi nag doon focus si référendum bi nga xamante ne ñu ngi koo séntu incha allah su yëpp jaare yoon mu am in 6 months parce que xam nañ ne by December ñu ngi CRC ñu ngi war a submit seen report bi to the president, after which it will go to the National Assembly bi vet ko, then ñu war a am referendum together with the to be organized by the IEC. su referendum bi nag jaare yoon dinañ am su awareness bi jaare yoon comme nu mu fa war a demee dinañ am constitution bi waaye li jaaxal ñu bari fu mu nekk nii ba tax ñi ñu organize forum bi moo nekk soo xoolee awareness yi Gambian bi as at now dafa loo bi nga xamante ne we risk having the old constitution staying instead of the new one mu nekk lu doy waar. Perhaps one of the main reasons is because CRC did not engage the people in massive civic education, which is a lapse on their side. ñu ngi urge the CRC together with the National Assembly tamit nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkal nit ñi ñu organise massive civic education nit ñi dem si dëkk yi door to door wax ak nit ñi lan constitution bi entail, because danga wax nit yu bari sax they don't even know that we're supposed to have a new constitution. They don't even know that a commission has been set pour look into the matters of a new constitution. Mu nekk lu doy waar, mu nekk loo xamante ne mun nañu risk having the old constitution which is the 1997 staying with us. Te ñun ñëpp xam nañ loolu constitution boobu nu fa demee am na amendment yu bari yi nga xamante ne nekkul in favor of the people, instead benn nit or ay few people la moo favor loolu nekk lu doy waar. waaw doy na waar waaye nag defe naa ne jàngale yu mel ni ak ndaje yu mel ni buy am dina yaatu ba yaakaar bi ñu am comme ni nga ko waxee ci ñi war a taxaw yëf yi ndax boo xoolee political leaders yi ñu nga fa IEC ñu nga fa activistes yi ñu ngi fa ñoom ñëpp tey li leen ñor rek mooy naka la ñuy def pour nit yi ñu aware of anything lu nga xam ne dafay am ci biir réew mi te mu ñor nit ñi ci lu nga xam ne li nga wax dafa am solo ne lu ñu war a yëggee nit ñi la ci ñi xam lan mooy loi yi nga xam ne ñoom la nit ñi sukkandiku ci li ngànk ndax ñu bëri tey comme li nga wax la liñ gën a yitteel ci constitution mooy élection kañ la président bi toog ñaata at lay toog bu fekkee kooku noonu toog na ban at lañ war a dem élection ak yu jëm ci yooyu te constitution boobu mooy tax tey sécurité bi am fu mu sukkandiku nit ki xam lan mooy àq ak yelleefam ci démocratie ak yu jëm ci yooyu governance ci lépp lu nga xam ne moom la ñuy xaar wax nga ko National Assembly bi tam am nañ ci rôle ak responsibility bu ñëwee ba yegg si ci askan wi nag balaa ñoo dem référendum war na noo sensitize nit ñi in all local language yi nga xam ne ñoo fi nekk ba suma yaay muy dem marché sa yaay mi nga xam ne moom tam mu ngi toog ci kër gi mu xam lan lañ koy wax na dem sànnil carte buñ dem rek sànni carte ñu ne yes or no ndax référendum loolu moo ci am yes or no la muy nekk bu yes bi wiinee ñi dem si yes ñi adopt loolu constitution bu continuer te wax nga ko 1997 constitution bi liñ ci ameen dafa bëri lu nga xam ne ñu bëri yëgun ko njiiti réew yi ñëw toog ndax ñooña loola dañ leen ko war a nangul wala dañ leen koy bañal yooyu yëpp lu jar a bàyyi xel la fa Modou sa gis-gis sànni ci kaddu am na solo parce que constitution comme que mooy govern ba pare xam nga lu gënoon a ñaaw si affaire yi mooy CRC nga xam ne ñooy ndeyum bi la gis si forum bi sax invitation bi mënuñ ko on cause ñëwuñ woon si affaire bi mu nekk lu ñaaw torop doy na waar waaye foog naa ne ñu dem balaa ñu doon bindal yi dinañ doon dem si bant bàyyi ak penc yi pour laajte nit ñi seen xalaat lañ leen war a dugal ci constitution yi su ma juumul doon leen def loolu ci biir réew mi yëpp wala xam nga réew mi moo bindoo noonu bëgg soo bàyyi xel 95% ifin pour ñu xam section bu la may léegi lii ci constitution bi c'est problème ba tax na dañ dee wootee yees bu nga xam ne nii daf ñu indil gàllankoor rawatina 1997 constitution bi kon nag li ñu war a def gis ne bii jógee ne fi ñu indi beneen loolu am na solo te yaakaar naa bii di ñëw laaj nañ si xalaati nit ñi yëpp wax neen luñ bëgg ñu dugal ko si ak luñ bëggul mu nekk fa am naa yaakaar na suñ demee si pencum ndaw réew mi buñ ko seggee dinañ nangu ne li am na njëriñ su ko defee ñu dem askan bi oote ko askan bi tamit with the right awareness you vote yes hopefully Julden Jai just quickly at the forum it was mentioned that there's a possibility of the diaspora not being able to take part in the referendum simply because it is not mandated by the constitution, but we understand that the CRC has gone on a trip in the diaspora to engage in a consultation with the diaspora. Isn't it controversial? It's definitely controversial because in the first place, so how many nit ki do amul ben njëriñ or do muna contribute in something
why do you have to involve the person in that process in the first place? So in Hamon, the diaspora will not be involved, then because this is a waste of resources. Halis bobu nonu bunjel dem si diaspora bi di wur di wax gaay ne li la constitution bi li lañ buga lolen fa buga. Before all that, you know, luta ñu dem fofu dañu waron na am fi rek ñu laajte Gambien yi li lañ buga lolen buga mu nekk sen new constitution bi lolen ko bugé den Gambien si wax rather than because li is a wastage of our state resources honestly. Or perhaps ñu njëkke woon by going to the National Assembly ñu amend that part of the constitution that doesn't allow diaspora to vote suñ ko amendon ba pare dañ ñu doga dem on a consultation that would have made more sense. Maam Jibe loolu moo ñu indi si su njeextali suñu studio stories yi. jërëjëf sant ak ngërëm da koy ñeel waxtu amuñu ko ci lu yaatu waaye ñu ngi dugg ci léegi-léegi ci suñu newspaper review gàcc ngaalamal ñu ko dooleel Star GSM ñoom ñoo dooleel lu nu mel seen makkaan ñu ngi ci biir réew mi boo demee ci Westfield di nga leen fa fekk boo demee ci marché Talinding noonu tamit ci Tabakoto fii lépp lu nga xam ne soxla nga ci mobile accessories dañ koy jaay ñi dem ak bàkk bi dellu si léegi-léegi ànd ak yéen ci newspaper review Julde Njaay moo ñuy fësalal li gën a xët tey ci newspaper yi. jërëjëf loolu moo ñuy dugal ci suñu newspaper review Julde ñi commencé ak Voice newspaper tey lan la ñu yeewoo ci seen headlines yi. Yes Maam Jibi tey nag lu gën a fas si Voice newspaper moo nekk November 11 victims widows demands justice. GMC foresees interruption if Barrow fails to step down after 3 years. Witness says witch doctors asked police officers to swear allegiance to Jammeh in 2009. Judge dismisses defense application for the arrest of TRRC ex-secretary. The Morgana Fessi Voice newspaper. Last one, Bemoneka 5 years movement urges UDP to reject its position on 3 years agreement. jaajëf loolu mooy xibaar yi ñuy jël li nga xam ne moom moo nekk soxna yi nga xam ne ñoom victime lañ wala ñàkk nañ seeni borom kër ci November 11 ñu ngi ñaxtu di wax ne soxla nañ loi mu jël li nga xam ne mooy jéegoom. Wow, November 11 victims demands justice. The wife soldiers killed on November 11, 1994 by leaders of military junta have called on the Gambia government by demanding justice for their loved ones. Sukai Yabo, Mbaya Demba and Awanjai, widows of the late Basiru Barrow, Jibril C. and Abdullahi Dotfal, respectively demands Sana Sabali, former vice chairman of the military junta, to produce the list of the alleged contain names of soldiers to be killed by late Barrow and co. on November 11, 1994. The widows made this demand at the first anniversary after 25 years of killings of their loved ones on Monday in Kololi, where other joins victim families. Maam Jibi gis nañ ne fii November 11 victims yi ñoo xam ne ñoo ñàkk nañ seen bakkan yi ñu ngi wax na ñu ne ñu ngi demand justice pour government bi ñëw nag dimbale gaay si justice si lu ñu rey gaay seen jëkkër yi loo am si wax ni waaw loolu am na solo ndax ñàkk dafa métti rawatima tey sa borom kër nga nekkoon soxna yaakaar ko mu war a sutural sa njaboot war laa teral ci li nga xam ne mooy li tax ñi jël la dénk la ko te comme ni ñuy wax jigéen matul borom këram moo koy mottali ñoo ñëpp yaakaar boobu lan amoon ñi xëy ñàkk seen borom kër yi xamuñ yëf yi fan la tegee dem nañ dégg ci TRRC bi ñuy wax te fi amee loolu bu taxee ñi màggal ñoom bu ñàkkee seen jëkkër yeeg léegi ci ay at yu takku ba tey waaye seen xol ak seen xalaat loolu génn fa ñu ngi wax ne nguur gi nañ ci jël jéego jàpp nañ ne loolu ñu ngi koy xaar te TRRC bi lu mel noonu lañ ko sampee loi tamit ci biir réew mi jàpp nañ ne with our new dispensation ak démocratie bi nit mun naa ñaxtu jooytu li nga xam ne mooy méttitam ci ni nga xam ne noonu la ko waree. ñoo joy seen ak yelleef la because even though TRRC bi mu ngi auto reconciliation waaye tamit dañ war a understand ne nit ñi especially the victims dañ am a right to justice loolu tamit dañ ko fàtte suñ decide pour reconcile with the perpetrators that is fine but if they decide to seek justice loolu tamit seen right la and it is only right ñu may leen ko. ñanga dégg nga xibaar bi. am na solo comme ni nga ko waxee xam nga loi moom lépp lu mu war a def daf ko war a taxawee. waaye di leen dénk ñoom rek
dignité bu ñu amoon ak ngor bu ñu amoon 19 years back. neen continuer ci loolu te xam ne waaw ñoom soxna yi loolu leen di dénk te xam ne rek di leen ñaanal seen borom kër yi dem fu ñu leen féete woon yàlla féetoo leen fa waaye neen des ak seen ngor ak seen dignité rek bàyyi lu des yàlla. acca loolu am na solo ñu dem ci beneen xibaar éditorial bu Voice newspaper. Editorial Voice newspaper bi moo nekk tribalism is becoming a serious disease in the Gambia. Tribalism has become a serious disease in Gambia, which the Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul or the Kanifing Hospital must try their possible best to create units to help those suffering from these kind of sicknesses in this modern Gambia 54 years after independence. If you are a tribalist, then you need medical attention. Actually, if you study thoroughly, you will notice that those advocating or practicing strong loyalty to tribalism suffered from inferiority complex. They feel that they have been left behind and not easily recognized as humans. Therefore, they try hard to make their voices heard. Maam ji bi gis nañ ne Gambia fu mu nekk nii ñu ngi gis yeneen réew yoo xam ne mel ni réew yu mel ni i Sudan ñoo xam ne moo nekk tribal woo bu mu fa nekkoon mu rey ñoo xam ne dañ bari ñeneen sax ñu ñàkk seen bakkan ñi ñeneen ñu so Gambia teg nga ne Gambia bugg na war na moo follow the same path. ndax lii dafa daw yaram sax boo déggee ñu ne la tey tribal jàngoro bi mu indi nii war naa dem ba hôpital yi ñu jël ci seen jéego Francis Hospital ak Kanifing Hospital ak yeneen hôpital yi nekk ci biir réew mi te mu leer la ñiy tax ñiy wax loolu ñoom ñu ngi addu ci yow yaa ngi leen di dégg ci saxal lu jëm ci wàllu tribalism kon loolu defe naa ne lu daw yaram la daal yal nañ ci yàlla musal te yal na ko yàlla dakkal fii li ñu desee ci waxtu bëriwul Fatma te ñu dem ak Point newspaper ñu commencé ak seen xët yi lan la ñu fësal julde ci li nga xam ne mooy si Point newspaper bi their lead story moo nekk UDP is behind 3 years jot na please mention 3 alleged witches at GPF my Fati vows to represent 3 years jot na in court if court rules against arrest of TRRC executive secretary ñi ñëw nekk yu gën a fes xibaar yi si Point newspaper ñi commencé ko ak tuuma bi nga xam ne tegu na ci UDP ndax xibaar bi wane na ni UDP ñoo nekk ci ginnaaw ñetti at yi UDP is behind 3 years Jadna. Ibrahima Soriba, the Secretary General of the Gambia for 5 years and Peace Building, has accused the United Democratic Party for being behind the 3 years Jadna, a group that are calling on President Adama Barrow to step down at the end of the 3 years. The statement from the UDP party leader in a recent press conference has recently indicated that the party is behind the 3 years Jadna movement, he said over a weekend at a press conference held in Serekunda East Mini Stadium. Fatis gis nañ ne Secretary General bi mu ngi wax ne UDP ñoo nekk behind the 3 years Jadna, which is very controversial. Do you think that really the UDP is behind the 3 years Jadna? Well, nu ko maam ji bi day waxee ñu ne politics moom du biir dafa xëy rek waseen you can expect anything with politicians. So I'm sure UDP as a party, I want to believe that they are very conscious not to align themselves to a certain movement, since they've had the courage to come out and make their statement that doesn't align them with the 3 years Jadna movement, and the 3 years Jadna movement themselves have, confirmed to Gambians that they have no affiliation with the UDP. Why man daal waxi 3 years bi moom daf ma door di lifin da nga tëdd guddi sax di ko ngénta so 3 years bi moom wax bi bëri na trop. ñu desee ci ay simili bëriwul ñu dem ci beneen bi May Ahmed Fati moom ginnaaw bi mu demee ci too ñibbisi na wane na ne ñetti at yi ñi nga xam ne ñoo koy taxaw bu dee luwaa la moom dina bokk ci ñu leen taxaw dina takk ngembam. May Ahmad Fati vows to represent 3 years Jadna in court if May Ahmad Fati, former special advisor to President Adama Barrow, said if 3 years Jadna is denied to protest, he will represent them in court. It is their constitutional right to demonstrate and nobody can deny them of that. But my party will not come in support of them, May Fati declared. Interesting times in Gambian politics. dinaa naan ci naka lañ ko gars yi waxee dinaa du ma lekk mbëtt waaye dinaa naan ñeex ba maam ku gémmeñam di naaj ci di wax jàmm yéemu na de ci kàddu yi May Ahmed Fati moom dina leen dooleel
ngir taxaw leen. ba pare waaye patim bi bokkut ci yëf yi. ñu dem ak standard newspaper. waaye maam ji bi ma ñëw foofu noonu quick rek we have to know as moom professional xëy na tamit dinañ ko war a it's just fair ñu separate ko ak his political career. He's a lawyer, so and it's true. 3 years journey, they have every right to protest. So I think pour suñ bëggee jàmm rek nañ leen jox permit bi gars yi protest peacefully. ñoom tamit ñu xam ne they are responsible Gambians. ñu su dee bëgg nañ Gambia tamit at heart ñu make sure seen protest yi more peaceful waaye nañ leen jox permit bi rek gars yi def a peaceful protest. waaye léegi permit boobu comme ni nga waxee ñi bañ ci jël time bu ñu ñëwee ci comme nuñ déggee ci Halifa nu mu waxee doy as parti wane ne political party taxaw ñetti fan génn ci mbedd yi ëllëg gannaaw ëllëg ngeen dolluwaat nekkaat ci seen i soxla ñoom rek ñoo ñuy wax yii yëpp ñuy déglu. ñii tey ñu dëggal ko ñii tey ñu weddi ko. ci ñu àndoon démb ba xeex da nga war a understand as politicians ñoom ñëpp duñ bokk a kaddu foog mu veri daal ku nekk yaa ngi xool yow li nga fa ne mooy strengthen yow sa political ideology so mooy loolu daal. acca ñu dem ak standard newspaper julde nga fësalal ñi lan moo gën a xët ci seen i still on the standard their lead story is Gambia for 5 years concern over UDP's support for 3 years my frowns at wasteful government spending. Police recount chaos as witch hunters storm headquarters. Perpetrators of sexual violence must not escape. Chairman of the TRRC. Court dismisses application to arrest Baba Galle. ñi ñoo gën a fes ci xibaari standard newspaper. te ñi commencé ko ci court bi ginnaaw Yankuba Touré ñi nga xam ne ñoo koy taxawu wane woon nañ ne Baba Galle Diallo ki bokk ci TRRC moom tam war naa dem ci li nga xam ne mooy këru attekaay bi loolu dàqalu nañ ko lan la ci xibaar bu fësal. Justice Ibrahima Jaiteh of the High Court in Banjul yesterday dismissed lawyer Abdoulaye Sissoho's application to arrest the Executive Secretary of TRRC, Dr. Baba Galle Diallo. Lawyer Jaiteh's ruling was premised on an application made by lawyer A.C. Soho for a warrant to be issued against Executive Secretary Dr. Baba Galle Diallo to show a case why he should not be cited for contempt of court for allegedly refusing to appear in court to produce documents to defend term relevant to the case. Gis nañ ne dañ suwoon ne Dr. Baba Galle Diallo for contempt of court of the TRRC proceedings involving Yankuba Touré. loolu lan moo nekk seen gis-gis foofu. waaw defe naa ne loolu ba tey mu ngi ci loxoy loi Yankuba Touré moom immunité ba mu doon wax moom boobu la jàppoon ne tamit tuuma tegu na ci Baba Galle Diallo te moom bokk na ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci TRRC bi waaye code bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk TRRC bi yëpp defe naa ne waxoon nañ ci jëloon nañ ci jéego ak yu jëm ci yooyu kon buñ dàqaloo kees boobu foog naa ne warta bett ñu bëri. waaw dafa yëfi luwaa la daal dafa sew and I understand lu tax ñu lifi noon pour ñu doon request pour ñu arrest Baba Galle Diallo was the fact that he had some documents that he was supposed to submit to the court but I think I was listening to him in an interview or it was a news broadcast that he said that it doesn't necessarily mean that he is the one that should directly forward the documents to the court. There's a special unit responsible for that so which makes this request of course baseless. ok loolu am na solo ñu dem ci xibaar bu mujj bi taxawaayu gender féminine gender naka yes sensitive on implication of FGM and communities of Busumbala and Olyundum were educated on the effects and legal implications of FGM and cotton. The sensitization happened over the weekend in Olyundum with more than 50 participants. It was organized by Njoboto Foundation, which said it is currently involved in series of community awareness initiatives such as sexual and reproductive health rights, HIV/AIDS and tuberculosis through social and behavioral change communication. Gis nañ ne sexual FGM and cotton dañ ko fi ban waaye even though some are secretly involved in the practice. So loo am si wax li loo xam ne organisation mu ngi ñëw pour create awareness on these issues. waxal rek yëfi jigéen la man sama xam-xam bariwu ci. waaw jël loolu dinaa si sawar pour waxtaro because FGM dégg la criminalize nañ ko waaye still da ngaa gis ne am na ñu engage in cross border activities regarding FGM ñene dañoo
jaral na leen ñu cross dem ba boole si ay Casamance yooyu di ko def ñëwaat waaye if only people knew the implications FGM dafa serious. Just a few days back a person I know delivered and during the process dañ am pour xar ko pour doom bi mun a génna loolu yëpp due to the FGM because so go through FGM su dee nuñ la dogee is not very good sa elasticity bi daf dee limited which because jigéen bay ray da nga dee am elasticity ak noo munti am tamit waaye sooy deliver moom di nga am elasticity bi nga xamante ne doom bi dina mun a génna so FGM daal yëfam dafa complicated. It needs more research. I understand that there's a conflict regards to religious wise, but then it would be nice to have a dialogue among religious leaders and also experts, health experts pour ñu xam su dee dafa maintain sa ñu xam naka la moo mel ba nga xamante ne du am so much effect. Why as it stands right now moom there is so much effect on women especially jigéen yi sonn nañ si mu jëm ki ay feebari jigéen ak waaye lu si gën a serious mooy jur bi. jërëjëf ñang yëfi aada la nag mooy yëfi nandal jigéen yàq yooyu moom xam naa ne jigéen yi ñoo ci ëpp wax ñoom ñi koy xeex nag ñoo koy def góor yi daf leen ump sax comme ni mu ko waxee dama koy leeral rek ñoom ñi koy xeex ñoo koy def ndax boo xoolee jigéen ñi ñooy nëbbu tamit dem def ko jigéen ñi ñooy taxaw tamit di ko xeex kon nag defe naa ne liñ ciy wax rek mooy yëf yaa ngi noonu waxtu jàmm na ni ñii bàyyi la rek sa kàddu yu mujj ci jotaay tey jii waaw amaan mbégte beneen yoon rek di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan Eye Africa TV am na suñ benn waaye nag ñu ngi bés bien Salla Braye waaw Sall ñu koy nuyu Sall waaw mu ngi nuyu gars yi yëpp Eye Africa la day jëlee xibaar yu wér te wóor danaa ko ne kal ko fa rek soo ko buggee am li xew si réew yi Gambia rek si daanal Eye Africa TV fii la yëfe di majjee di gërëm Fatoumata di gërëm tam Julde mi salminima waaw Julde a jaaraama ma digal ndaj baraka ñu saafu inshallah Jola. Safu. I think that is the only thing I understand in Jola. But anyway, it's bye-bye from me till tomorrow. Inshallah with another edition of Good Morning Africa. George Square. waaw Poli nag ñu ngi gàttal ni yoo bi xam naa fu mu ne nii ku nekk a ngi yaakamti dem jëndi mburu ful mburu yi maa ngi ko seen fele mu tegu ñoom dañ jënd balaa show bi waaye bu ma leen tiire fu mu ne nii gay caalit nañ jërë ngeen jëf si toppa bi ngeen juree toppa Eye Africa TV la always xibaar yu leer lañ la naa indil di leen dig daje ba suba same time inshallah sant ngërëm da leen ñaal jaajëfal ñi ñu àndoon ci jotaay ji comme ni ngeen ko déggee tey niñ ko dooree noonu lañ koy ndar képpale ñi jox leen dig daje suba ak jàmm inshallah boo leen toppee Africa TV li gën a fës foofu ca TRRC di ngeen continuer di ko seetaan wish ko happy birthday Buuba Caam sunu wóllëre la tey lay màggal bésu juddum Buuba Caam nga am ko am birthday mu ne ma understand ñu koy wish happy birthday mu Ahmed Dem moom on the 14 la noonu tamit ci ki nga xam ne mooy Ahmed Ndaw moom tamit on the 23 la bési juddum ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal tawfeex jàmm ak salaam jërë ngeen jëf tegla yo foda oda ata bugo sonna tegla oda ata bugo sonna ka tegola ata bugo sonna tegla ki Ngo Gambia be tulo be lori menna kabiri sanjuma ima moyno sina moy waton be wala kono yalong ñi on the 23 November ñi 2019 sang memba kono te gisul men ka den kilo la men ka fo jalika isi mo nyamano wala be tulum basoto la independence bara ayeto nyama ku chanjama wala bi bari kam men futo nyama ñing gisulu kam men maji rek ay tenkilo non dum Gambia fango le tamu dum Gambia no le tamu so ko men ngel non kabin ka to foko ina Gambia be nga findi nga stadium mo fandite wallahi surwal ka fo men nako so baye sa anda bo dem fe ka fo borom so ñunu bi su ñu mun to la andal wallahi ñu mun andal nga tanga stadium mo fandite 23 November 2019 stadium mo to ndo den datula ko mat dekatale ke bare kula ndafa mata den la bari ndam doli ñaw yalo ay bal bi ya